nan la doomu aadama mën a amalee jëf bi ni mel moo daal loo xamante ni mu nga xewee fii ci biir Sénégal foofu nga xam ne moo di ci diwaanu Mermoz mu di ab xale bu jigéen boo xam ne ab bon la woon ay atam war a toll ci ñaar fukk moom mu am doom ginnaaw boo xamante ni ab amaam moo ko dal rek maanaam mu wannee ci lor ginnaaw bi ñu doon daal di nekk ci ay li nga xam ne moo di ay sikk loolu nag da la yóbbee ni ki démb ndaxte xeex bi mu ngi amee woon fukki fan ak ñeent bu fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2019 ci noonu nag bi mu amee doom ci biir kër gi mu nekkoon doon fa liggéey moom ak rakku ki nga xam ne moo ko doon employé ñoom ñoo doon bokk néeg mais grossesse am demoon na sax ba ci biir kër gi maanaam kenn yëguloon que ni moom amoon na li nga xamante ni moo di maanaam grossesse boobule mais bi mu am doom ci kaw terrasse bi la yëg fa la amee doom donc bi mu amee foofu la doom ci la daal di rek maanaam ci li nga xamante ni ñoom waa police jot nañ ko maanaam fësal mooy que ab brique la yëkkati teg ko ci biiru xale bi daal di ci joggi wala taxaw ci xale bi ci noonu la daal di rek ñàkkee bakkanam mu di mbir mu xaw a doy waar moom nag ci bi muy jàkkaarloo ak àttekat bi mu dala weddi li nga xamante ni moo di yooyu les kàddu ñu dala teg moom mi nga xam ne moo di xale bu jigéen boobule turam di nekk Mariama moom mu wax ne carrément xale bi muy judduwul ak li nga xamante ni moom moo nekk rek maanaam bakkan wala non juddoo na bakkan mais judduwul ak li nga xam ne moo di nuñ koy waxeeti jumbax voilà donc en plus nee na kër bi dafa am benn rythme bu mu am à 3 reprises bi mu sëkkatee après ci la noppi ne moom nag mu tiit bi mu tiitee ci la abandonné foofu xale bi leneen loo xam ne yokk na ko ci mooy que ne dafa nekk ci ñett ci ay sërëm yi nga xam ne bi ñuy am doom dañ ko am hors mariage moom nag bëgguloon aussi gàcce googu di répété waat encore ci seen famille bokk na ci ne daal li nga xamante ni ci ay lay la yoo xam ne jot na ko yëkkati ci kanamu attekat bi mais loolu yëpp nekk loo xamante ni doyul benn yoon nopp ki nga xam ne moo ko doon atte ndax jot naa sàkku ngir rek ñu daal ki nga xam ne moo fa teewal procureur bi ngir ñu daal di koo daal lu toll ci ñaar fukki atu kaso yoo xam ne da koy tëdd ñuy xaarandi ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre bi nga xam ne la ñu nekk pour que atte bi dala daanu si di mbir mu xaw moo jël brique bi teg ko ci biiram. waaw ci li ñuy wax bu fekkee moom waaw nee nañ noonu la ko faatee mais moom dafa weddi tuuma yi ni mel. ñun xaw ma nous sommes possédés man parce que loolu laay wax Sénégal en fait li fi am léegi. c'est dommage ay tueurs en série ñoo fi am y a des choses yoo xam ne crime xaw ma district xaw ma chaîne boobu noonu nga ko doon gis on est des tueurs en série maintenant dem rek maa ngi gis benn médecin bu nekk Saint-Louis ci benn hôpital taxaw devant ses collègues ñëw di xaru. en fait y a des choses yoo xamante ni man xaw ma léegi seetaan film bu bëri bi moo ñu ko def wala chaîne yu bëri yi ñi am moo ñu ko def wala wéetaay moo ñu koy def wala on a des idées noires naka ngay jëlee xale ngay dangaa jël brique en fait préméditation boobu noonu étape par étape léegi moo fa avant da nga doon gis crime boo xam ne accidentellement la ñëw nga rey nga kii tayuloo ko wala mais préméditation bi di préparer comme ñoo xamante ne yow dangaa nekk ci benn chaîne boo xamante ne da ngay jouer film c'est vraiment dommage Rose. xam naa ne daa xaw ma jamono bii mbirum étude nguur bi na miser bu baax ci li nga xamante ne mooy sociologie ak yokk suñu psychologue yi ndax doy na waar mais gis nga jigéen yi di rey seen doom di jur di rey di jur di sànni des fois je me demande est-ce que le message passe est-ce que xam nañ ni soo juree doom mënoo ko yor boo ko yóbboo ci pouponnière yi ñu téel la ko te yoon du la toppee dara nga jël xale bi yóbbu ko ñoom dañ koy jël téye ko yoon du la toppee dara te des fois dañ lay may chance te xale bi jusqu'à 3-5 ans ça dépend bés boo toogee mën ko bëggaat ko nga ñëw récupérer waat sa doom man je me dis que kii rey xamul en fait li ko war wala xamul ni que war na mën a yóbbu doomam fenn ñu téye ko te duñ la toppee dara lijjantiwuñu foo dëkk lijjantiwuñu li tax nga andi ko li leen leer ba wóor mooy xale bi mucc na ci ñàkk toppatoo wala mucc na ci ñu waroon ko toroxal wala ñu waroon ko rey donc je pense que c'est des messages yoo xamante ni dañ ko war di véhiculer ñoo xam yan instant la nit yi di gën a bàyyi xel ci suñu programme yi daw ci suñu télé yi ñu koy véhiculer je pense que loolu dina gën a tax ñu wàññi di rey di jur di rey wala di jur di sànni c'est très dommage. ba pare li ngay muñ moo ëpp te moo gën a métti 9 mois nga supporter xale bi 9 mois des nausées des petites hormones yoo xamante on a plus fini des vomissements 9 mois nga muñ loolu yépp un jour nga ñëw matu wasin xale bi juddu nga ne danga koy rey. Babacar xale bi Mbindaan bi moom fan la dëkk Dakar wala ci kaw. non xaw ma nag précisément mais Mermoz daal la nekkoon daal. Mermoz la nekkoon waaw ci kër gi mu doon liggéey ak ki ko yore woon. foofee la jéyee bi amee. d'accord foofu lañ ko ëmbalee quoi wala. waaw non fii la ëmbee ci boppam. ci biir kër ga ci biir Ndakaar non déet xaw ma ndax ci kër ga. d'accord mais de toute façon li ci mën ci am rek mooy que souvent aussi ñi nga xam te ni ñoo nekk domestique yi muy mbindaan yi lu ni mel bëri nañu koy ñu mais tamit à souligner également elle a précisé que ni ki ko ëmbal accepté woon na pour
pour nangu ne paternité bi waaw nangu woon na paternité bi moom ci boppam. mooy li ma wax rek bu xamoon ni moom am na fu mu ko yóbbu dénkaane sax dara du ko ci fekk du ko doon rek. parce que sumil na ëmb bi ba kenn xamu ko mais à la fin nee na bëggul woon que mu am doom ñi xam ne moom mi tamit am na doom hors mariage parce que là déjà eu 3 sœurs yoo xam ne. waaw hors mariage la. doom bi judd na doom lan la mën a nekk. waaw waaw li ma mën a wax léegi mooy que souvent ñi nga xam te ni ñoo nekk domestique yi phénomène bi maanaam di liggéey ci kër ba ëmb moo xam nag souvent ci biir kër ga ngay ëmbee wala sax ci quartier ba ci koñ ba dafa bëri ci lu mu leen di daal. lu ni mel mës naa ci lire benn étude bu nga xam te ni dañ ko fësaloon ci l'internet bi ñu préciser sax si ñi nga xam te ne ñu jóge ca kaw ga di ñëw Ndakaaru di daan ci doole di daan ci seen doole parce que peut-être seeni waajur seen loxo jotul seen ginnaaw ñu obligé bàyyi jàng bàyyi lépp ngir ñëw fi daan doole après daal di dem ngir faj seeni soxla waajur la plupart du temps bu ñu ñëwee dañ leen di dañuy gis ne ñoom dañuy amee problème yu mel noonu bien vrai que am na ñu nga xam te ne sax fii la ñu nekk dañ koy am mais ñi ci gën a bëri ci étude bu ma liiroon ñoom ci lañ bokk donc lu ni mel aussi nekk lu nga xam te nii dafa laaj ñu bàyyi ci xel lan moo waral ñu ëpp est-ce que nekkul ni dafa am ñu nga xam te nii tamit dañ leen di nax di dox ci seen mind di jaxase seen xel ba di leen di def loolu ni mel parce que aussi nit ki bu fekkee da ngaa bàyyi sa kër dem beneen kër ngir daan doole da nga war a xam li la yóbbu da nga war a xam lan nga bàyyi parce que ci galère ngeen nekk wala ci ay jafe-jafe ngeen nekk donc il faut nga am benn objectif benn gëm-gëm takk sa sër bu mu dëgër këcc pour mën a génnee sa famille ci jafe-jafe yu ñu nekk mais souvent aussi dafa am ay xale yu nga xam te ni dañuy fàtte lan moo nekkul seen objectif lan moo leen taxoon a dem mu di faj maanaam andi teraanga ci kër ga dindi faj gàcce moo leen taxoon a dem mais malheureusement dañuy dem ñu détourner leen dox seen maayin ba yu ni mel ñu koy am te buñ ko amee aussi comme dégg nga li mu wax mooy famille bi ñett am na ci xaw ma ñaar am na ci moom moo nekk 3e fois bi. 4e fois bi donc 4e personne bi bay dund lu ni mel day bañ gàcce ci famille bi. pression sociale aussi dafay ñëw foofu noonu maanaam souvent yi ni mel boo ko amee ci famille. maanaam dañ lay rejeté surtout wala xëy na moo doon espoir bi. voilà pour mu rëcc bañ a doxalee ñi def exception quoi mu nekk exception mais lu ma la bëgg a wax moom mooy que ne kon fii Sénégal dafay firndeel que ne rek yenn ci jafe-jafe tëlëf tolof bu dalee jigéen maanaam nga ëmb te amoo jëkkër dafa am benn gët gu la société bi di xoolee te ñi la koy njëkk a xoolee mooy sa famille ñi nga xam te ni peut-être ñoo la waroon a njëkk a encourager ñoo la war a njëkk a jàppale parce que li tax soo gisee nit ki di ëmb ba pare di ko nëbb famille parce que bu ko waxee rek moom mu ngi ci ay problème man de sama philosophie leen la l'enfant est toujours le bienvenu effectivement parce que doom bi am na ñu nga xam te nii yàlla xam na ne duñ ko séene par exemple lii nag mais am na ñoo xam te nii am nañ xaalis am nañ alal am nañ daraja am nañ lépp mais non mais mënuñu am doom laa bëgg a wax maanaam mënuñu am doom donc yow mi nga xam te nii wala sa am na dañuy am doom ba pare doom bi du màgg génn àdduna yow nga am doom tu vois mais yow nga am doom donc kenn xamul damay mën na nekk président mën na nekk ministre mën na nekk kilifa donc société bi aussi nañu bàyyi gët boobu noonu ñuy xool ci seen doom yi ëmb souvent bu ëmbee bien vrai que du lu nit ki souhaité ci waajur bëggul loolu ci doomam mais am na donc yow jël ko nga accueillir ko nga jàppale ko nga soutenir ko ba mu génn ci épreuve boobu mu nekk parce que jigéen bu ëmb aussi dafa soxla loolu noonu mais bu fekkee ne durant grossesse am mu ngi làqatu mu ngi stressé mu ngi nëbbatu ba am doom léegi ki nga xam ne doon nëbbu ëmb bi bu amee doom aussi lan lay fexe def nan lay nëbbee doom bi nan la mën a nëbbee doom bi rek mooy jël ko dugal ci mbuur sànni ji wala rey ko pour jéem a def te loolu dafa fort ku rey nit far force dañ lay jàpp mënta nekk mënoo dund ak loolu surtout sa doom nga rey ko c'est impossible donc nag nañu fexe góorgóorluwaat bàyyi xel ci jëf yi nii jigéen ñi ñu bàyyi xel surtout jigéen ñi nga xam te nii ay comme bu ñu waxee ci cas spécifique bi nga moom ay domestique lañ nañ xam li leen yóbbu liggéey moo leen tax a jóg liggéeyal nga yem ci sa liggéey dellu sa kër ki la bëgg na la fekk sa kër wala na la nga xam ne kii dalaa bëgg a takk nga sëy ak moom
moo gën ngay def yi naka sul noonu ba ci jëlee yenn jafe-jafe yi. elle n'est pas seule responsable ah. non effectivement parce que su ku tas sa sœur dañ laa tas non sa sœur. waaw loolu dégg nga moo tax ma ne la góor ñi dañuy dox seen maay. expérience bi tamit ñu utiliser ba pare. quelle phrase. ku tas sa sœur dañ laa tas loo sa sœur. dañ laa tas loo sa sœur bien sûr parce que moom kese mënul. am na ñu tas seen sœur te kenn du leen tas loo. mais comme cas spécifique yi ñuy wax expérience bi mun na fee bañ a ne. parce que donte moom sax nee na elle est la 3e mais am na tey ci ñoo xamante ni amuñu expérience ndax nanu leen ñu ngeeg seeni ëmb tey jii rayuñu sax doom ja waaye elle souffre waaye seeni waajur beddi nañ leen seen famille beddi nañu leen ñu ngi taxawaalu ak seeni doom beaucoup de femmes ñu ngi ci mbedd mi di yalwaan tey jii ñu ci bëri tey dañuy def refus de paternité te tey jii lu mën a yàq jigéen mi ngi noonu lu mën a tax doom màgg am rancune ci société bi am rancune ci góor tamit loolu la loolu beneen parenthèse la boo xam te ne dañ koy yokku par rapport aux conséquences ci bu ñu jël toujours de rejeter la faute ci famille yi parce que góor ñi tam am nañ ci responsabilité quand tu aimes une personne nga bëgg ko tamit boo demee ba nar a yegg ci fii nii ah takku ko soo parewoo ñi amul tam expérience nit loo xamul xamoo ko gis nga quand tu as des principes bu la kenn génnee ci say principe man lii fii laay yem lii laay def toppal sa yooyu principe man lii laay def lu ma ci fekk tamit je m'en fous tu le fais ça te concerne yow assumer mais tey jii ku ci am sa principe jigéen ñi bu ñu ñàkk fayda ba kenn di leen jëlee ci seen gëm-gëm parce que ci lañ lay nawee ci lañ lay respecté balaa ngay yegg di def ci lu yàlla gërëmul yonent bi gërëmul nga dee tey jii nga taxaw xamoo suba nooy xoolee xale bii nii keroog yombal xiyaantam lu mat a sóor la les hommes n'ont qu'à aider les femmes ñoom itam ñu leen di jàppale di leen di accompagner ci buñ leen bëggee te bàyyi xale yi ñuy foo yi ñu ci ëmb ba pare après ñuy am problème ak seen waa kër des fois aussi pression bi familial bi moo leen di jàpp da ngay gis yaay bu mel ni Aïcha Thiam yow laa yaakaar sama natt bi sama lekk bi sama naan bi en fait xalaatoo sa doom ni 40 000 lay fayeeku wala 50 000 wala benn 30 000 francs nga teg ko benn pression boo xamante ni benn train de vie boo xamante ni 500 000 sa mënu ko gérer donc nañuy bàyyiwaat xel loolu di xam lu suñu doom yi mën xam ne bu ñu demee Dakar liggéey moo ñu fi indi fii dañoo foog ni pour ñëw for rek la bu nekkoon ñun ñu fi juddoo yaram màggee fi for nañ on est devenu des milliardaires depuis des siècles et c'est pas comme ça des fois tamit parents yi ñooy pousser seen doom yi encore une fois ba nga xamante ni dañuy def lu teguwul ci yoon ba après ñuy mujjee yooyu rey na doom bi ëmb na yàq na ko leneen ak leneen parce que lan sa yaay moo ne yow laa yaakaar ñu ma dëkkandoo bi de démb la ko doom bi indil téléphone ñu ma dëkkandoo bi de démb la ko doom bi jëndal jesner na donc y a des choses yoo xamante ne après pression ngay teg ci sa doom day naan donc sama yaay tamit xaama utal ko lii boo tasee benn samba booy bu mel ni mañoon ay dara xam ni que carrément yow da nga bëggal sa yaay jesner dina la ko jox mais tamit yow di nga ko jox donc dafay nekk rokki mi rokki boo xamante ni ne bu nekk yow bugguloo ko sax mais da ngay naan ah sama yaay de dig naa ko li donc xaaral ma dem samba booy bi dig na ma ko bu la ko joxee yow tamit nga rokki ko moom tamit mu rokki la te nee nañ première fois bi rek peut-être mooy xaw a jafe ak sa ego ak leneen mais boo ko demee ba nga xamante ni tàmm nga ko rek c'est carrément fini su ma demee ki dina ma jox 50 000 su ma demee ki dina ma jox 100 000 dinaa jox sama yaay dinaa def li nga xamante ni du ñu xam naka laay dundee bu ñu waxee man ne leen sama patron moo ma ko may wala sama salaire li laay fayee ko alors que c'est pas ça nga dem ba nga tàmm ko ba nga xamante ni leneen ak leneen lay mujj jur donc nañuy wàññi yenn pression yi ci suñuy doom yi te xam ni que bu ñu ñëwee fii liggéey moo ñu fi indi leneen indi wuñu fi kenn mënu fee liggéeyu bon ba am peut-être yenn salaire bu ëpp 100 000 francs mënul nekk impossible donc sa doom sa bu ñëwee di lay defal benn train de vie boo xamante ne xam nga ni que liggéeyu bon mënu ko indi donc teg ko nga ne ko lii ak lii foo ko jëlee lii ak lii foo ko jëlee y'avait une bonne bu doon liggéey sama benn kër cousine mu dem kooku may ko ay yére yu bëri doon def changement de garde-robe mais yaa ngi di ko téye ci loxoom indi ko ba ci kër gi di ko moom dafa ñëw indi ay saagu yére xaw ma ndax da koo sàcc xaw ma ndax da koo jaay boppam xaw ma mu ne ko si c'est vrai man maa ko may donc bu yaay yëpp meloon noonu yaakaar naa seen doom yi dañuy dem li nga xamante ne mooy ay miin na daan doole lañ def seen liggéey wàcc dem ñibbi duñ ci rax leneen loo xamante ni bokk si y a aussi des filles yoo xamante ni parce que adduna loo gis rek nii la ak ne wow nañ bët
bëgg nañ xaalis bëgg nañ yow mi nga xamante ni yow la ñuy liggéeyal li ngay sol ñu sol ko yow mi nga xamante ni yow la ñuy liggéeyal ni nga mel ko y a des bonnes yoo xamante ni réglé wuñu en fait réglé wuñu noo gis am na ñu mel nii rek am na ñu mel ne tamit loolu tamit c'est impossible tey yàlla dafa bind te yamalewul Aïcha Thiam am na lu mu amul am na lu mu am keneen am na lu mu amul am na lu mu am yow ki ngay dem di liggéeyal yàlla moo ko jox wërsëg boobu noonu donc yow dara jomb la jigéen nga jëkkëru milliardaire yu jomb la nga liggéey foofu gagné sa salaire nga dem def sa benn entreprise bu ndaw jomb la ku si mel ni tey la dame là comment elle s'appelle encore Diouma Dieng Diakhaté elle a été bonne dafay toog ci télé bi di ko wax elle a été bonne bu mu nekkee foofu bon di liggéey mindaan bu demee ñu fay ko nee na ci lay jël di comp di denc di jël di comp di denc da doon def ay ñawantu mu dem di jël di ñaw à la main mu dem ba nga xamante ne am na benn machine am mu amoon patron bu baax bu demee jëw ay machine am mu créer entreprise créer entreprendre pourquoi tey macha allah elle est connue partout dans le monde tey bu nekkee ñëpp def nañ kon moom y a pas de son métier amul liggéey boo xamante ne nit jomb na ko amul raxas oto jaay caaf jaay du moment où yow yaa ko opté du moment où mu ngi lay indil sa gagne-pain du moment où yaa ngi ci am sutura y a pas de son métier arrêtons de jël suñu bët yi teg ko ci li nga xamante ne mënuñu ko wala jël suñu gët yi teg ko ci li nga xamante ne amuñu ko dafay compliqué te si yii la ñuy yóbbu et c'est vraiment dommage l'enfant n'a pas demandé à naître tey rey nga benn avenir boo xamante ne xamoo lu mu mënoon nekk ëllëg xamoo lu mu la mënoon jariñ ëllëg donc nañuy delloo si waat xel yi bu baax a baax l'enfant est toujours un cadeau de Dieu vraiment Babacar. voilà donc mu ngi noonu li ma doon ponk renku mu tey joxe dig daje ba suba incha allah. am na solo Zito bu nekkee gan gi yegsi na rek ñu dalal ko ci plateau bi bu nekkee aussi yeggseegul ñu dem def lii di